voilà dama génn ci sama biir dama génn ci réception bi di dem ci dépôt bi di wuti ay médicaments pour ñëw installer ko ma ñëw fekk courant bi di tàkk donc ma wallu ñaan wallu gars yi ñëw ak seen suuf am sax ñu bëggoon andi ndox ma leen non ñu andi suuf ñu commencé ko ci sotti mais demul ñu andi ay extincteur ci taximan yi nekk garé mais boobu tamit demul il a fallu que ñu woo benn mécanicien bu nekk fii Idi Fall moom moo andi extincteur bu mag bi après mu pompé ko affaire bi fay. évacuation bi la xawoon na daal tout léegi maale la woon waaw parce que ku ci nekk daal yaa ngi doon jéem a rawale sa bopp waaw man li ma ñu gënoon intéressé mooy que ni ma lakk fay bi ma fay lakk bi parce que loolu moom ci gënoon intéressé parce que dama xam ne bu propagé woon rek déjà kër gi yëpp dina lakk mi ngi amee woon ci dépôt bi la amee woon dépôt pharmacie bi fa la amee woon bon finalement alhamdulilah y a plus de peur que de mal bon yenn maladie nag génne nañ leen ñu dem ci biti génne nañ leen daal infirmières yi def nañ seen liggéey jël leen yóbbu leen ñu dem ci biti alhamdulilah. médicaments yi moom lu ci bëri parce que dépôt bi la woon waaw dépôt bi nag presque moitié garab yëpp pratiquement lakk na waaw loolu daal moom lakk na ci moom gis naa ko ci sama kii waaw. blessure yu minime la rek ñoo xam ne ay dagg-dagg la ci liñ doon liggéey noonu pour mën a fay lakk bi mais amul blessure bu grave. waaw xam nga ñun dañoo néew doole ñun mooy doom bu amul bàyyi. donc ñun suñu fonds propre la ñuy demee depuis un certain temps des fois nag ñu am benn cri de cœur ku mel ni Cheikh Ba mu am lu mu fi andi ku mel ni Bamba maire bi mu am lu ñu fi andi mais loolu c'est très minime par rapport ak li ñu soxla déjà que suñu plateau technique dafa des lu bare sax salle yi c'est pas très bien équipé prise en charge maladie aussi tamit li ci war yëpp dafay des suñu labo bi war nañ ko taxawal yooyu yëpp daal dafa nekk yoo xam ni daf ñu gàllankoor bu baax a baax donc ci li ñuy liggéey di def hospitalisation ak ticketing ci la ñuy amee lu ñu mën a fay personnel bi loolu moo ñuy dimbali donc ñun noonu la ñuy liggéeyee parce que li ci ëpp ki social la ñuy def quoi parce que prix yi àggul ci benn niveau bi donc dañuy dem wuti garab au niveau de la PNA après bu ñëwee ñu teg ci ay bénéfices ay 100 francs ay 200 francs lañ ciy teg donc loolu nga xam ne moom la ñuy taataan nag ci la ñuy fay personnel bi ak entretien locaux yi. ñu gëstu ñu daal bàyyi ñu xel bu baax a baax parce que ñun tamit dañ fi nekkal au service de la population donc bu fekkente ni ñoom bàyyiwuñ il faut ñu dimbali suñu personnel bi déjà ñoom ay jàmbaar lañu. ñu ngi góorgóorlu pour mën a taxawal nit ñi mais satisfaction bi ñu war a am dëgg dafa des il faut état bi mu ñëw mu def ci ndimbalam en matériel même financièrement su ko mënee mu dimbali ñu au moins nit ñi ñu am dara am ci lu ñu jàpp mu xaw a dëgër tuuti daal parce que ñun ñëpp ay père de famille la ñu am na lu ñu war ci suñu biir kër yi da ngay bàyyi sa kër ay problème ñëw liggéey fii pour toppatoo ay malade bàyyi ay problème yi ngay bàyyi sa kër aussi tamit pour ñu dimbali ay nit fii problème yooyu yëpp daf lay gàllankoor de sorte que ni nga war a defee sa liggéey du ko mate ñoom daal vraiment bëggoon nañ ñu dellusiwaat vraiment ñu dimbali ñu jàppale ñu en matériel financièrement di ñu taxawuñu daal comme ni ñu taxawoo yeneen hôpitaux yi parce que fii tamit service de santé la santé publique la aussi quoi qu'on puisse dire service de santé publique la nit ñi dañ fiy jógee gox bu nekk la ñuy jógee di fi ñëw service dañuy am na hospitalisation am na dermato am na service yëpp am nañ ko donc am na niveau 1 man ci li ma jàpp war na am niveau 1 niveau 1 boobu nag parce que ay médecins ñoo fi nekk di consulter cabinet dentaire dermato yi am nañu cardio am nañu odonto yooyu yëpp dañ ko fiy def ay médecins ñoo koy def ñooy xam nga gynéco yooyu yëpp dañ ko fiy def donc niveau bi c'est un plateau bi xaw na kii am nañu mais matériel bi daal moo des vraiment matériel bi ak taxawu bi ak toppatoo ñi fiy liggéeyee vraiment loolu moo des te kër gi attanu ko kër gi moo ko attanu su kër gi attanu ñu mën a wax waaye kër gi attanu ko. kenn ñëwul bi ñuy ñëw sax fekk nañu pratiquement waa sapeur ñëw nañu mais dañu fekk ñu fay nañ ko ba pare dem nañu Sénélec yónnee nañ fi suñu gardien bi à 2 reprises ñu dem fa. ñoom ñu ni xam dañu nekk pause yu demee noonu mais daal kenn ñëwagul ba léegi. laal rek déjà problème la loolu laal rek nee naa la problème la waaw parce que déjà problème de lii nga xam ne parce que ay lii yoo xam ni yàgg na fi donte le nag am na ñu may ay lii mais xam nga yi ñu lay may tout ay kii la daal deuxième main la ñoo xam ne ñu utiliser la ba pare yooyu mi ngi ci potence déjà ñun ay bant la ñuy am ngi demee noonu potence ci la ñuy lonk bouteilles yi pour mën a perfuser
donc garab yi ci li ma waxoon sànq rek ci li ñuy jaay ci ticket yi ci la ñuy obligé dajale pour mën dem jënd ji pour mën a ventiler waat mën a jël prise en charge mais yooyu yëpp nag problème la bu weer bi deewee ñu xool ndax am na bu amul bénéfice bon avec les moyens de bord ku nekk ñu jox la li ñu la war a jox mais c'est pas du loolu mais li ñu gën a bëgg daal mooy que ni ñu bàyyi xel ne des agents de santé ñoom ñoo fi nekk di liggéey di toppatoo ay nit ñu feebar di sàkku ci ñoom maanaam di def ci ñoom pour ñu delluwaat ak seen sago delluwaat mën a delluwaat seen kër ak seen liggéey donc ñu mel noonu il faut que ñuy am satisfaction ci loolu ñuy def noonu il faut que ñu am ndimbal il faut que ñu leen di taxawu ay problème mu lii même yu ñuy liggéeyee sax maintenance ku ne xam ne ni dañ ko war a renouveler à tout instant yooyu yëpp tamit dañ ci war a bàyyi xel dañ ci war a bàyyi xel locaux yi bu fekkente ne mën nañ ko yokk parce que dafa xat Sali ñu ngi góorgóorlu sax di jéem a aménager waat yeneen kii mais bu boobaa tamit dafay gën a metti aussi tamit ci maladie parce que bu ñu ko defee ay cabine dañ seront obligés encore ñu yéegal prix yi donc yooyu yëpp il faut que nag état bi il faut que mairie bi il faut que ña nga xam ne mën nañu ñu ñëw en appoint daal pour dimbali ñu pour loolu yëpp ñu mën ko rabaisser ci prix bi nga xam ne nit ñi dañ ko mën dékku dañu lancer appel ci autorités yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk Médina di ko jiital aussi ci ki fi yàlla teg muy Bamba Fall wax dëgg yàlla moom ñun ak moom yàgg nañu ànd sax yàgg na fi ñëw aussi di ñu dimbali mais dañu koy ñaax rek mu dolli ndimbalam ci ñun la mu doon def benn bu ko mënee juróomi yoon wala fukki yoon sax su ko mënee mu def ko moo ñuy gënal ay Cheikh Ba moom it yàgg nañuy dimbali ndax amoon nañ fa ay problème climatisation ci suñu saalu cabine yi moom si taxawu na ci ay ñoom Cheikh Seck dégg nañ mbaaxam bi muy def ci biti mais ñu mel noonu te ñu nekk biir Médina am nombre tànk nañu dimbali ñi ñëw ci centre bi ñu xam ni fii Médina moo ko moom te Médina benn kii bi rek la am à part bi polyclinique moo fa nekk te polyclinique aussi tamit mooy loolu xam nga du ku nekk moo mën a jug dem polyclinique donc ñun ñi nga xam dañuy def social un peu de social ñoom ñoo ñu war a mën a ñëw di xettali pour ñu mën a dimbali jël nit ñi en charge mais nii day métti trop ci nit ñi day métti ci ñi fiy liggéey parce que da ngay liggéey ba sonn aussi tamit du am ay retombées ci sa gafa dafa metti donc ñoom daal ñoo ñu mën a jàppale ñoom ñi nga xam ne am nañu ndomb tànk ci dëkk bi ñu ñëw andi la nga xam ne ñoom mën nañu ko dimbalee ñu def ko. di sant nag xale yi waa Médina sama jarbaat yi sama doom yi vraiment ñoom ñoo ñu taxaw parce que bi lakk bi amee ñoom ñëpp dañoo fàq bàyyiwoon li ñu nekkoon ñu ñëw dimbali ñu ba affaire bi fay ñoom hôpital bi ñoom ñoo ko defaraat bale ko defar lépp daal ba affaire bi alhamdulilahi rabil alamin di leen gërëm nag di leen sant ci seen taxawaay ndax bu leen neexoon tamit ñu ne su ma demee hôpital damay fay 1000 francs jënd ticket mais ñoom defuñu ko dañu xam ni rek fii la ñu am bu ñu amee soxla dañu fiy ñëw ñun tamit lu ñu am it ñu dimbali leen ko waaye alhamdulilahi rabil alamin ñoom bi ñu amee esprit de patriote nekk ay patriote ñëw jàpp ci liggéey bi jàpp ci hôpital bi bëgg ko taxawal bëgg ko samp alhamdulilahi rabil alamin